na ngeen def. waaye ñooy cool. mbaa yéen a ngi si jàmm. waa ñu ngi cool. yéen a ngi si jàmm mbaa. waa ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. yow Aara de man maa la teree dem Mbour. waaw bëggoon naa dem xam nga. mais boobu man wax naa gars yi ne leen yaay ñëw ba pare boo ñëw doon tey dama lay indil problème de ay problème yu ndam yooyu daal. yow mënuñ la bañal dara yow. boy seen affaire publicité bu leen ko dugal sama page bi de ay naan lu café yooyu noonu. ay vrai dafa yaa ngeen booy. ay seen publicité yooyu bu mu dugg si sama lëfin bi waay waaye yéen lan moo tax ngeen bëgg weex waa Akhlou Brick. jàmm rek. lii sax tayu ñu ko sax doo ko sax tay. yéen weex bi tayu leen ko. bilaay dañ ci bari le quoi. macha allah. kuñ topp da ngeen a bëri la ay yére yu weex de. waaw gis nga. ku ñu topp ñu naan sow. allahu akbar man kay xamoon naa non man am na rapport bu ngeen am ak weex. maa la wax lii de. na ngeen def yéen ñaar. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. yéen ñaar kan moo si mag. Aram moo mag. non Deyza moo mag. booy man du ma seen moroma ku mag yéen ñaar. Deyza moo mag Deyza. Deyza yaa mag nangu rek. Aram de maa ko mag ci bëtu nit ñi waaye moomu mag man ci bëtu yàlla. boy sérieusement ku nekk ku dugg fii dama lay laaj sa tur vrai sa âge normal nana nii nana yow Deyza nan nga tudd vrai Matar Seck. comment. sa tur dëgg. sama tur. waaw. Matar Seck non tudd boobu Matar Seck de. pourtant genre tur yooyu ngay am ay genre Matar Seck yooyu noonu. non du tout man sa tur comme sa tur ni muy commencé Pape Sidiya laa tudd. Pape Sidiya. Pape Sidiya Sène laa sant waaw. Pape Sidiya Sène yow kay tuuti nga sa sant tuuti ñu nekk ay homonyme normal. yaa bi rek la. yaa bee ñëw tax suñu yaakaar. yaa de fu mu nekk moom day baax day gën a yaa man dama def Sidi rétréci yow nga def Sidi yaa. waaw yaa Sidi rek man yaa Sidi yow Pape Sidi. non Pape Sidi yaa aka Deyza Kala wala aka Rijal. d'accord Deyza. Deyza du saaga Deyza Kala nax. ah déedéet man maa ngi ci dégg. yow yaa fi nga ko tudd turu rappeur Deyza Kala nax turu saaga. déedéet déggoo ma ci turu saaga de. loolu sa tur loolu la ay Deyza Kala nax affaire yooyu. non man daal maa ngi ci déggee day is the color le jour c'est la couleur Deyza Kala. loolu daal laa dégg. après nga rappeurs yi bu njëkk ba dañu doon tudd ay Demba ji Posi après bu ñu leen laajee ñu ne dee bi mooy définition après non yéen ay vrai defe yaa ngeen ay triangle nga naan ay Deyza Kala alors Deyza yow yaa ngi tudd Pape Sidiya Sène Deyza tu as quel âge. man. samay at nga may laaj. waaw tu as quel âge. je suis dans les trentaines. tu es 32 31 33. ak ci xeet googu rek. donc je vais te mettre 32 comme ça va éviter les problèmes. Ara. arrête de faire le mignon ici viens. non du loolu de Pape Sidi moom fan la de quoi. ndax embauche la ne entretien wala. xam naa dañuy déposer carte d'identité toog photo carte d'identité lañ toog. kaay fii inspecteur police la bool dof la lépp lañ lay laaj affaire dof rek lañ lay laaj kaay. instant toogal comme puis photo carte d'identité. ok. Ara sa tur dëgg daal la. Mamadou. Mouhamadou. waaw Mamadou Sarr. Mamadou Sarr. waaw. waaye yéen kon groupe séeréer ngeen yor ni. Ngor Jiga. dafa leer. Mamadou Sarr. Ngor ak Jiga. Arafat bi moom mooy Arafat bi nekk Makka quoi. ci taxawaay ba. foofu tàng na de. macha allah. toi tu as l'âge de combien. dégg nga. tu as l'âge de combien tu as combien de l'âge. never. waxal sa l'âge yow. bindal ma never. musoo nekk never man leer na ma ne ay 31 ans ay 28 ans yooyu ngeen. en tout cas daal aramu. defal never dégg la moo tax kii xamul maa moo ko mag parce que never lañ ma bindal. ara faala de léegi mu gaañu.
ara daal am na jabar moom ara loo mënti dégg. moo ko war parce que mag la di. loo mënti dégg. loo mënti dégg daal ara am na soxna moom. moo ko war yéen ñaar fan ngeen xamante. nga ne. yéen ñaar fan ngeen xamante. man ak moom. Mbuur lañ xamante. non mais école primaire lañ xamante. mais avant tout tamit ñu ngi nuyu ñëpp gars yi ñuy seetaan avant que Pape Sidi sax ñu nuyu leen. waaw nuyu leen ndokkeel lay la xarit bi ñu génn. démb la woon mu nekk bés boo xamante ni benn weer la boo xamante ni weer wu gën ci weer yi yàlla tuddee ko weeru koor mu jëlaat ci biir weer bi defaat fa bés bu gën ci bés bi. ba ñi am yaakaar mu nekk ci les 10 derniers jours waaye suñ demee ba toll ci 10 derniers jours yi rek jour bu romb rek nañ ne moom la bu ko defee jour bi bañ ñoo raw ñu bañ a wax ne du bii ndax du ñu ndax boobu la am du bii donc yàlla nañu yàlla boole la ci bés boobu ñun ñëpp ñu jot suñuy càkkutéef. amiin. maa ngi defaraat sama toogaay sax balaa malaaka bi di ma gis di ma noté 0. macha allah yàlla dundul ñu fi li nga xamante ni aussi moom mooy mbas bi nga xam moo teg fii ci àdduna. muy balaa bi yàlla wàcceel ñu ko ci barki Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu taala anhu ñoo ngi béggee ñëpp di leen nuyu encore une fois wax leen ni leen c'est Mr Ara ak Dayza Kala ci Boolu Dof avec Pape Sidi Fall jaajëf. waaw d'accord Boolu Dof wax naa leen ko je vais vous poser que des questions de début c'est pas la première fois que vous faites Boolu Dof vous c'est une reprise. ngeen di def Boolu Dof mais Boolu Dof virtuel nii ak coronavirus bi ak yooyu moom moo tax ñu defee ko noonu donc du coup je vais vous poser des questions assez basiques assez simples après au fur et à mesure ñuy dugg ci yenn questions yu xaw a tàng yi. mais pour le moment j'aimerais savoir yéen ngeen ne école primaire ngeen xamante. dëgg la. yéen a bokkoon quartier wala bokku leen woon quartier. ñoo bokk même quartier di bokk di football dimanche di bokk. kon yéen vous êtes des amis d'enfance en fait. waaw amis d'enfance bokk di naan ataaya di demalante ci ay kër di dem di football yi gañ sa morning. bokk ci gang yoo xamante ni guddi dañ doon yor suñu yet di seetaan film indo di Isambaka Zaj Zero Ra di dóorante. baax na mos naa leen fekk université aussi yéen a bokkoon faculté. waaw anglais. yéen ñaar ñëpp anglais ngeen nekkoon. waaw. vous n'avez pas regretté d'avoir arrêté les études. bon non parce que instant boobu daf ko waroon quoi nekkul dafa ñëw rek wala dañ ko tànn wala ñun ñoo ko bëggoon peut-être dans la vie aussi il faut que nga opter sa life xool lan nga bëgg a doon nekkul jàng kese si banc yi mën nga si tekki mën nga si nekk professeur anglais mën nga si nekk mën nga si nekk lu bëri mais bon ñu opté wu nekk si ay ci musique bi donc te ci ba ñuy def suñu licence si la tombé sax ñuy def suñu album Raise. On était trop concentré si production album boobu en 2016 2015. donc après 2014 2015 donc si lañ nekkoon di si réalité donc en ce moment là daf ñu doon xaw a sonal tuuti ak études yi après ñu concentré aussi musique bi ba moo ñu indil tey li ñu nekk incha allah. d'accord donc yéen ñaar yéen a bokkoon faculté yéen a bokkoon chambre yéen a bokkoon lépp quoi. waaw ñoo bokkoon chambre man de la Fosse laa defee sama terminal. aussi moom mu jiitu woon ma benn année université. après bi ma ñëwee rejoindre mais teewul li ma nekk de la Fosse yëpp heure bu ma wàccee nekk naa étudiant bi may def terminal. ndax bon ci moom laa doon jaar moo ma nandal ci biir moo ma doon jox amaana parfois furat carte étudiant may dugg di añ ci añi étudiant yi xam nga ku ne jaar dem selfie dem central donc xamante ni yi ci bari jaar nañ ci ñuy nuyu waa université yëpp ak tous les syndicalistes yu nekk foofu que ça soit liste rose rouge orange et tout di leen bégee lu baree bari leen wax ni asi jaar-jaar la waaye xam ni aussi rëccuwuñ benn yoon xam-xam bi ñu fa doon sàkku te di wax rek ni tamit jàng du wut luy wees newul ni ci 4 murs yi rek la ñuy jàngee bi ñu paree jàng nañ ci 4 murs yi waaye aussi jàng nañ ci suufu mbaar mi bi nga xamante ni moo ñu xamal àdduna en même temps aussi terewul ba nii may wax ak yow ñoo ngi jàng parce que jàng moom dafa nekk loo xamante ni àdduna la rek mbedd mi tamit da lay jàngal c'est ça. Ara ak Dayza bu groupe Akhlou Brick Paradise ñoom ñoo nekk suñu invité pour les gens qui viennent de nous prendre en cours alors vous avez cheminé ensemble à l'université foofu moo njëkk a nekk seen concert je m'en souviens je me rappelle que c'était hier seen first concert bu ngeen def Dakar defe naa biir université la woon j'ai présenté d'ailleurs ce concert il y avait Fata et vous
dans l'université et vous aviez déjà le soutien des étudiants. Et aujourd'hui, bi ma leen gisaatee il y a de cela xaw ma 3 mois ou 4 mois bi ma leen gisaatee université ngeen di dugg si xale yu jigéen yi góor yi di daw di laxasu ma ni cey yàlla fekk si la si. Donc gàcce ngalaama les gars, du courage. Je suis très fier de vous parce que vous êtes parti de rien pour devenir ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Mais est-ce que du yéen ñaar seen relation bu yàgg bu sincère bi moom moo tax li ñu doon dégg ci groupe yëpp yu ci bëri tas na. Sénégal, on a un problème de groupe. Dès qu'un groupe voit le jour, tout le monde dit ah, ce groupe il est bien, mais par la suite, le groupe ne continue pas à faire long feu. Mais yéen ñaar lan mooy seen secret ba seen groupe mën a yàgg. Bon, secret groupe du dara lu dul déjà avant bu leen rap boole en fait. Souvent boo gisee groupe yi tas yu bëri boo leen laajee seen nan la ñu juddoo dañ lay wax ne la kii dafa nekkoon ci groupe bële man ma nekkoon ci groupe bi après ñu rejoindre ñun ñu bokk groupe di ànd affaire yooyu comprendre. Cela veut dire à la base ku ci ne da doon rap après ñoom ñu booloo def benn groupe comprendre mais ñun nag ñun dunduñu loolu ñun nekkul dañu ku ne da doon rap non non dañu toog ànd boobu rabaguñ quoi di ànd nekk ay boy nekk école primaire rabaguñu dem ba seem nag ci lañ gisee Fosco gars yi di ñëw di rap ñu lii mën nañ ko comprendre après si lañ jëkkee def suñu premier son ku jur doom sànni yóbbu ko jël ni nga affaire yooyu xam nga commencé def affaire yooyu baby girl affaire yooyu di def xam nga man par contre maa ngi leen découvrir ñun la Boy Kane. gis nga ñun la Boy Kane loolu après la parce que ñun def nañ ay sound ay Galéa bi ay agressé waaw loolu yëpp ay 2011 ñu nekkoon si di ci foo xam li ma la mais après nag léegi nag ñun chance bi ñu am mooy que ñun nekkuñu woon di rap ba pare doog a xamante dañu xamante di ànd ba pare léegi dem ba si biir rek commencé rap léegi ñuy dem nag ndànk di dem ndànk nag rap doogu commencé dëggu si ñun nag ñu commencé rap ñu commencé bëgg musique xamoon ni bu ñu demee université dinañ am dara parce que ñun à la base on se disait que dañuy am bac ba pare quoi duñu def dara ci amaguñu bac dem jaayante ba am bac nag ñëw université nag man ba ma amee bac déjà am bac ñu toog université ci lañ ne léegi nag mat na Sénégal daf ñuy xam ci lii wala mu xam ñu dinaa bon après si lañ commencé lañ def ñun la Boy Kane pare ñun la Boy Kane après foofu la déclic commencé Sénégal Let's Do It ak concert yi doon organisé université. D'accord, on va y revenir. On va y revenir. Si par la suite de votre carrière, parce que amna lu ma si marqué lu xewoon diggante Mbour ak Joal, je pense Mbour. On va y revenir. Mais Dayza, ñaare groupe yu bëri li leen di tas moom mooy yenn fans yu saytaane yi mel ne Pape Sidi ñëw si arada ko yow groupe bi yaa ko yor. waaw man wala dem si Dayza ne ko yooyu du ngeen koy faral di rencontrer. waaw loolu mën nañ ko rencontrer. waaye du ma wax ni ñooñu la ñan laay wax ma ne maqaama boo ciy sàkku da ngay sàkku bi nga xamante ni bu mu nekk maqaama cerise garabu cerise dañ lay yëngal rek say doom wadda waaye sooy adduna booy am maqaama na nga dëgër ci maqaama bi na nga yor loo xamante ni maanaam maqaama garabu goy la ba ku bëgg a jot ci yow bu yéegul sànni du ko ci génne. donc aussi mu nekk ñoo xamante ni am na ñoo xamante ni dañoo oyof maqaama ba suñ leen waxee rek fët dañuy topp mouvance. kon ñooñu dama jàpp ni dañu dëgërul maqaama rek ba tax ñuy dilyee seen maqaama bi di ci mu nekk diwlin bu ñu def ndox tey doomu aadama la yàlla bindee noonu bëggul lu neex dafa am ñoo xamante ni dañoo làmboo ci maqaama seytaan si dañ ci toog maanaam tey lépp loo xamante ni yow def nga ko ñoom muy nice ñoom bëgguñu mu nice à tout moment dinañ jéem a indi seen critique boo xamante ni dañuy bëgg mu tas dañuy bëgg mu yàqu donc aussi yow nag yow mi nga xamante ni yaa ci ne na nga xam ki nga doon na nga xam li nga bëgg ak na nga xam ñan ñoo la bëgg ak ñan ñoo la bañ boo demee ba xàmmee leen dund ak ñoom du jafe su boobaa di nga gën a mën a xam naka ngay dundeek ñoom waaye tout en restant yow ci boppam yow nga xamante ni yaay conscient ci sa bopp xam ni man mii kat lii yàlla dama kaa boolele ak diw ñun ñaar ñoo ko wërsëg lenn rek laa mën a def mooy man ma si jootal ara si jootal ma si jootal bi nag mooy man nangul ko boobu du yàq dara ci sama rëy si li ma yàlla may su ko yokkul moom it nangulam ma du yàq dara ci li ko yàlla may bu ko yokkul waaye su ma ko bañalee amaana maa ngi dund safara
te yëgut ma ko wala moom muy dund safara xolam di jeex te yëgu ko su boobaa bis boo ko si jootulee rek yàlla dina la garaade yokk la ba pare dëgëral seen maxaamam moo tax ñun loolu yëngaluñu. Très, 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 très pertinent. Donc, on va parler de maintenant benn histoire boo xam ne dafa ma marqué. te bëggoon naa nit ñëpp bàyyi si xel. mooy bi ngeen demee concert. je maîtrise pas l'histoire damay jox un aperçu rek xaw ma Mbuur la xaw ma Joal. ngeen dem organiser concert ñëw jouer concert bi tas ngeen daw dugg si biir kër yi laaxatu ba nit ñi ñibbi ngeen ñëwaat démonter podium bi nettali leen ma histoire boobu fan la booy da ngeen a yàgg galère nag racontez-moi cette histoire. mais loolu ba xam nga lan moo koy def. lan moo koy def su fekkee ni da ngay ànd ak say xaay parce que tey jii du ma ni ñi ñu wër yëpp suñuy xarit lañ te li ma la wax man ak moom si jàng bi ñu jàng. primaire ñeneen ñi ne ñoo ñu wër ñu ci bëri. primaire désolé comme ñun ñëpp ay gars lañ duñu star quoi en fait duñu mënuma nekk star si kanamu ñoom ñoo yemoon même pied li may yandu moom lay li ñuy def la ñuy def donc amul woon benn niveau bu ñu lay jël di la tóoj di la si jootal. de fait yéen da ngeen di waxante dégg ngeen ciy nekk arrêté kaay jàpp ci bagage yi donc loolu lañ doon dund léegi de ce fait suñu concerté ba pare dañuy concert léegi ñoom ñooy ñëw ci oto bi def affaire yi xam nga ñu génn ba génn foule bi parce que foule bi daf ñuy sonal foofu bu ñu génnee nag ba àgg gaale ba toog si meeku nag simmi yére yi nga xam ne moom lañ ci concert bi xam nga simmi yëpp teg ci suuf solaat short sol suñu t-shirt fekk Pape si laatu woon si garab yi arab bi mu doon yuuxu wala bi mu doon ala mooy jàpp podium bi lee di ko tas après dañuy suufuwaat ñëw ci ginnaaw ñëw taaj ci podium bi defar affaire yi taaj affaire yëpp teg ko ba affaire yi nekk fi mu war a nekk ñu daal di jàpp daang mën nañ sax dox bu ñu dem mais loolu yàgg na quand même loolu yàgg na bon loolu yëpp te même bu dul loolu artistes yi ci affaire yooyu donc ñun nag loolu teel a dund si concert te newuloon concert plein air kese même concert payant sax yi nga xam ne dañ ko doon def CEDEPS au début parce que dañu fekk Mbuur nekkoon jamono joo xam ne pour ku fa teg concert payant nga artistes yu bëri ay matinée lañ doon teg mais nga teg concert plein air ak nga teg ay CEDEPS di ko fayee ko loolu amul woon donc après ñu ñëw tëgg ñaari yoon ñetti yoon ci terrain bi rek ñu ne léegi dañuy dem CEDEPS entre téeméer la ñuy def. loolu comme li mu wax rek mënul firi dudul loo nekkul taalibe mënoo nekk sëriñam. yëpp. parce que mbir su nekkee dafa war a barkeel faw nga tax da nga koy liggéeyal. liggéeyal boobu nga koy liggéeyal que suñu mag ñu baax ñi fi nekk ñëpp que ça soit maam Borom Touba. que ça soit maam Limaamu Laay maam Mawlana Ibrahima Niass yàlla rango ñëpp ñi nga xamante ni tey ay kilifa woon lañ seen démb bi muy door a doon jël ba ñoo doon amaana ñoo doon sikkaral seen bopp sikkar si suñ amaanoon benn wala ñaar waaye bi ñu demee ba nga xamante ni lépp